Merci beaucoup monsieur Fall ñu dugg suñu waxtaan bi nag annoncé woon naa ko sama ndorteelu ay kàddu élection locale la ñuy nar a waxtaanee gannaaw xumbaay beeg bi amoon ci processus beeg violence physique violence verbale ak tamit élection yi nga xam ne nu mu mujjee loolu moo tax tey jii ñu dalal la fi yow chef de parti nga bokk ci quelques rares politiciens yi nga xam ne dañoo demal seen bopp ci seen propre bannière ngir amal jël baata askan bi lan moo motivé woon choix boobu. waaw li may njëkk a laaj sax mooy ndax am na beneen parti bu dem ci bannière am. ànd moom kese. yaakaar naa ne bu weesoo suñ naataange réew ci lu ñu xam. amul fii benn parti boo xam ne dem na ànd moom kese wutiwul association wutiwul benn xeetu àndandoo. ci li nga xam ne moom la doon def li waral loolu ñaar yëf la du ma jug ci di ko wax mooy ni parti politique boo ko sosee pour wuti pouvoir bi la moo xam bu mu ci mënti doon kon bu dee parti politique mënul demal boppam ci ay élection ak bu mu ci mënti doon yaakaar naa ni nekkatul parti politique rax ci dolli ñi nga xam ni ci wàllu coalition ñoom lañ fi gis ci yenn yi daal daluñ suñu xel ba ñu war a mën a ànd ak ñoom ay waxtaan la yoo xam ni yenn saa yi da ngay bàyyi di nga xam ni moom nga gëm pour mën a ànd ak ñoo xam ni li ñu gëm bokkul dëgg-dëgg ak yow li nga gëm loolu moo waral tax ñu demal ci suñu bopp ci élection yi. Vous avez un projet boo xam ne mën nañu wax ne aussi bu alléchant pour la commune de Kayor mais malheureusement dafa mel ni comme population bi nga xam ne ñoo féetoo si boobule localité approprié wuñ bile projet qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être me corriger d'abord du Kayor c'est une région naturelle mais il y a plusieurs communes qui sont là-bas. Il y a le Ngandiouf, le Mbayène, le Niakhène, le Koul, le Thilmakha, le Pekes naturellement et aussi Ngaye Mékhé, tout ça c'est ñun ñëpp ci Kayor lañ bokk. Mais su ñuy wax ñun li ñu naan le Kayor des profondeurs foofu moo tax ñuy wax ñi nga xam ni dañ leen a fàtte ci lépp nguur gi daf leen a fàtte du nguur gi. mais nguur yëpp dañ leen mës a fàtte Kayor boobu la ñuy wax projet bi oui projet bu ambitieux la projet bu am yéene pour ñi dëkk Kayor mais liñ ci doon séentu yëpp amuñu ko ci mais li dem ba des mooy fi ñu jiitoo aussi ñi ñu jiitu Benno Bokk Yaakaar la ñi ñu jiitu wàllu Sénégal la muy donc ay coalition muy ay formation politique yoo xam ne def nañ fi 20 ans yenn ñi 30 ans donc ay système la ñu amoon en face donc jëflante ak système yombul boole ci aussi population yi dañ leen tàmmal yenn yi ba nga xam ni boo ñëwee di wax xëy na li gën ci ñoom sax duñu ko mën a gëm ndaxte dañ leen yàggal ci tappale ak caaxaan ak fooye leen ba nga xam ni bu nit ñëwee sax di wax li nga xam ni leer na ni moo gën ci ñoom du évidence pour ñoom gëm la du yomb. ñu génn un tout petit peu si Kajoor wax léegi élection locale yi de manière générale si gox-goxaat yi communes yi ak département bu yu réewum Sénégal procédure balaa ñuy dugg si résultat yi processus bi monsieur Fall xam naa ne suivre nga ko nga bokk aussi si acteurs politiques yi nga xam ne dañ leen ràññee aussi par rapport ak seen dal si seen wàllu communication très pondéré ñu gis ne élection locale bi aussi dafa entaché woon violence verbale selon vous qu'est-ce qui justifie à chaque fois les politiciens au lieu ñu tegal projet bu am maanaa la population ñuy dem si say ay débat de bas étage. xam nga lépp rek dafa am processus.
lii xew tey fekk na ndortal ga démb la woon barki démb la woon suñ naataange réew mi ngi ñaawlu te di ko wax nag ci télé yeeg rajo yi ci Facebook bi depuis au moins 2017 que ni fi ñuy jëm du neex moo tax événement mars yi fi xewoon mu naqariñu lool am na ñu bett mais ñun bettuñu woon ndaxte wax ji ñaawoon na xët-xët bi bari na yee fitna bi bari na xawi sutura bi bari na sosal bi bari na xam nga loolu lépp bu amee te terewul ñi koy def ñu ngi leen di tàllal micro di leen laaj lan lañu xalaat ci réew mi te amaana xalaatuñu lépp rek mooy may wax sànq fitna xawi sutura ak wax ju ñaaw ba pare ngay am buzz ci noonu nit kooku du ko bàyyi. wax jooju nag day dem ba dugg ci boppu askan wi day dem ba structurer mentalité yi ba nga xam ne kiy wax leneen lu dul loolu ñu déglu ko ba koy dégg day jafe lool. ak léegi acteurs politiques yi acteurs publics yi xam nañ ko siiw mooy wax lu ñaaw def njombe xawi sutura yee fitna wala joytu juróom yooyu ñoo fi nekk. boo ko defee ci diir bu gaaw mën ngaa siiw kon loolu bu dee nit ñi dañ ko xam te ñoom seen responsabilité ci di xew ci réew mi dafa mel ni engagé wu leen kon ci wax yooyu ci la ñuy dem parce que aussi gis nañu population bi fi ñu toll loolu lay dégg. déggatul xam-xam du ma maase du ma ni population bi yëpp mais ñu ci bari tey ji dégluwuñu xam-xam dégluwuñu teggin. dégluwuñu wax ju sell déedéet il faut que nga wax ju ñaaw wax ju rëy joo xam ne nag rawatina bu dee da nga koo jubale ci nguur gi. soo ko jubalee ci nguur gi su boobaa da ngay doon gaynde da ngay doon patriote ak yu demee noonu kon c'est un bon créneau c'est un créneau porteur. loolu moo waral conséquence bi buñ ñëwee ci élection acteurs politiques yi di doxale ni ñuy doxale mais ñun ñu ngi sant yàlla ba créneau boobu nekkuñu ci. dem nañ suñu campagne ci ndortal ga ba ci njeexital ga te amuñu benn incident. yaa ngi wax nguur bi ku wax nguur da ngay wax le gouvernement en place est-ce que ñoom amul aussi grande part de responsabilité par rapport ak violence yi nga xam ne seetlu nañ ko parce que gis neen à chaque fois dañuy gis ñi nga xam ne ñoo fi toog président de la République Macky Sall di poser ay actes yoo xam ne aussi ñeneen ñi l'autre camp d'en face aussi mënut a ñàkk riposter aussi. yan xeetu acte. par exemple su ma gisee scénario bi nga xam ne moo amoon Ziguinchor entre Doudou Ka ak ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ñëpp gis neen ce qui s'est passé les gars de Doudou Ka ñoo dem songu ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ñu demaat aussi si beneen wàll bi Farba Ngom aussi avait fait la même chose beneen côté aussi les événements du mois de mars bien vrai que c'est l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko moo ko déclenché mais les Sénégalais aussi dañ doon ñaawlu recul démocratique bi nga xam ne seetlu woon nañ ko aussi si gouvernement Macky Sall ak ñoom. xam nga yi nga fi jël ni yëpp comme ay firnde. bu ci nekk rek wàll wu ci nekk mën na ni ka ca des la. donc loolu aussi mooy wax ji mais responsabilité yi moom bu ñu koy situé fi ñu toll nii que mu nekk nguur gi que mu nekk opposition réew mi buy jaxasoo. ñëpp a ci am responsabilité même ñi nekkul acteur public te am njaboot gu topp seen ginnaaw te yëkkatiwuñu kàddu sax ay responsable lañu ci li xew ci réew mi waajur yi nga xam ne tàggatuñu seen doom yi ci jàmm ak salaam wegante respectante waajur yooyu aussi am nañ ci part de responsabilité acteurs publics yi nag bien entendu pouvoir comme opposition ñoom la ñuy wax mais xale yi ñi nga xam ni seen ay waajur def nañ ci ñoom liñ ci war a def yombu ñoo fëkk ñu leen di dugal ci incident yu ni mel xam nañ ni vote la jour vote bi da ngay dem voté ji ñibbi toog sa kër jeex na et puis nit ñi loolu lañ def en tout cas loolu laa gis Kajoor gi nga xam ni fa la passé processus bi.